ñaawlu ndax jëf yi nga xam ne moo jot a am ci diwaanu Rufisque lépp dala ñeewal li nga xam ne moo di maanaam wàllum navétane demi-finale la ñu doon amal jogante boo xam ne ñaari ci ay sénégalais la jot a yitteel waaye au delà ñaari sénégalais yi mu yitteel sax daanes nañ ko jàpp di tax mu gën a doy waar lool mooy ñaari sénégalais yooyu ñoo bokk benn gox boo xam ne fa lañ jëkk moo di fa nga xamante ni moo di rek ci diwaanu Rufisque match navétane nag jot na waneeti boppam ndaxte ce n'est pas la première fois ñi nemmeeku li ni mel jëf yi daal nekk na loo xamante ni jafe na lool mu génn nag bilan provisoire boo xam ne kenn mënu natable tollaay ba na mu mel ndaxte nee nañ daal ñu bare bare ci ay ndaw ña fa nekkoon comme ni ko l'observateur xëyilee ak tribune quotidien ñoo ci am ay gaañu-gaañu yu métti bilan provisoire bi dala génne daanaka foofee ci diwaanu Rufisque lu toll benn la ñu waxoon mais nee nañ am na keneen koo xam ne gaañu-gaañu ya mu amoon dafa mujjee moom tamit rek yóbbu ko donc mu mën a jàpp ne ñaari doomu aadama fu mu toll ni tembe ñoo ci ñàkk seen bakkan mu dala am lu toll ci ñaar fukki at moom ki nga xam ne kenn ki la waaye nag loolee yóbbee na aussi 38 blessés yoo xam ne am na ci mu di fanweer ak juróom-ñett ci ay doomu aadama yi nga xam ne am nañu ay gaañu-gaañu yu métti bokk na ci li nga xam ne moo di fukki jigéen ñoo ci am ay gaañu-gaañu ci jigéen ñooñu da am na ci tamit ñi nga xam ñoo di ay góor waaye nag kenn ki ci ñi nga xam ñoo di góor ñi moom tam cas bu métti la jot a am dala am toll ci fukki at ak ñaar moom tax dañ ko rawale woon ci hôpital principal ci loolu itam jot na ci bokk ne li nga xam ne moo di structure maanaam stade ba dañ ko dal di yàqate lu bokk ci wàllum pelouse ba lépp booy dañ ko dala yàq gis na comme ni nga koy gisee ci image yi noonu bokkuñu itam centre de santé yi nga xamante ni ñu bare ci ay ndaw daal démb fa lañ leen daal di las ñu ne lasar loolu itam bokk na ci li nga xamante ni moo de maanaam train express régional bi sax épargne bu ñu ko ci wàll wi moom tam dañ ko dal di rek yàqate loolu yëpp bokk ci ndaw ñi donc boo gisee image rek presque moom moo ngi wax li nga xam ne moo di jëf fa jot a am ndax lii ngay gis nii pelouse bu ñu deferoon na stade Ngalandou Diouf bi ñu ko defee rek léegi yàggul ndaxte bokk na ci ne maanaam Teungueth FC bi nga xam ne mu ngi amoon benn exemple bu mu doon wane ci Ligue 1 bu Sénégal ak tollaa bi mu ci amoon bokkoon na ci li nga xam ne moo gënoon a exhorter les autorités yi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum sport ñu daal di indi beneen taxalin mais malheureusement donc daal Teungueth waaye tam ndawu Sénégal waneeti na boppam ci anam boo xamante ni bu négatif la bu kenn mënul natable ndaxte image rek presque wax na dem ay cham ñi kenn xamul lu mu doon barki démb ñu ngi jooy violence fa am ca arena démb ñu xëy gis li Ngalandou Aïda c'est désolant en fait ñu ngi gisee jeunesse bu Sénégal tey di viré wu si lépp loo xamante ni defaroon nañ leen ko ngir ñu mën a féexal seen xol ci violence parce que bu ñuy fàttaliku ci octobre bi passé le 17 wala le 16 la ODCAV bu Guédiawaye jëloon décision dakkal lépp lu jëm ci navétane yi ci zone boobu juste parce que amoon na comme lu mel ni ñaari camp yoo xamante ni ñoom ñi ngi xeex ba ñiy gaañal ci seen biir alors nga dem fu mel ni Rufisque ak nañu xamee nu ñu bëggee sport yaa làmb am na foofu yeneen football professionnel baa ngi fa mais ñu ñëw navétane ngir mën leen a occuper ngir ñu mën a def nag bañ a def naka sudul noonu ñu defaral leen lii nga xamante ni daanaka bu ñuy xool du ñoom sax ñoo ci doon seul parce que dinañ ci bokk ñoo xamante ni dañ leen di tàggat bokk ci ak ay jàngalekat prof EPS entre autres loolu lépp rek ngir ñu mën a def loo xamante ni dafay méngoog ñoom seen âge mais muy viré wu ci li nga xamante ni moom moo di violence boo xam ni on nous parle de mort suñu commencé di wàññi ay nit yu dee ci fookat comme li ministre bi Matar Ba wax man dama ciy ànd mieux vaut ñu arrêté lépp loo xamante ni compétition la buy créer violence buy créer ay nit yu dee que ñuy bàyyi loolee nga xamante ni mun naa jéggi dayoo imagineel tey jii nga yoon sa doom tàggu la ne damay dem seetaani mu ñëw ñu annoncé la indaalewul bakkan ci loo xamante ni foo rek la amul dara loo xamante ni dañ ciy gagné loolu dafay tiitloo askan wi des femmes navétane buñ ko daan wax da nga daan yàkkamti koñ yi navétane ñu peinture koñ yi maire yi paa yi ñëpp doon génn di ci bokk mais tey jii kenn ñemeetul ñu ne navétane ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk tey ci di doon population yoo xamante ne ay riverains ci stade yi ñemeetuñu tey jii bu dara xew-xew amee ñu génn dañuy xool ñun sax taskatu xibaar yi ñuy dem ci terrain bi dañuy ragal à chaque fois bu ñuy dem di couvrir événement yi ñu mel comme si mu nekk làmb wala mu nekk li nga xamante ni moom moo di football sa xel du dal alors insécurité bi am dem ba suñuy takk der yi ñoom du ñu mën a dékkooti meru xale yi ba dem bàyyi leen fa ñuy rayante seen biir loolu tam leneen la l'état ngeen ñuy wax l'état chaque jour l'état ki jëndee ci poche am lu toll ci plus de des milliards qu'on ne peut pas compter ñu ñëw def ko ci stade bu mel nii defaral leen gazon bu mel nii defaral leen ay tribune et tout ñu dindi poto yi sànni ñu dindi gazon yi lakk lii réewande fu mu yem
foofu la commencé. qu'on se dise la vérité et il faut que ñi nga xamante ni ñoom ñoo def lii quand même ñu sanctionné leen ba fu sanctionné yam ñu def ci li nga xamante ni moom lañ ci war a def parce que lii taaralul image yu Sénégal parce que yamul fii yaa la presse internationale yoo xamante ni ñu ngi fii Sénégal lu fi xew nañ koy relater yóbbu ko ci bitim réew te dinañ wax également que ni Sénégal jàmm amatu fa dinañ yaakaar ni stabilité bi fi nekkoon nekkatu fi et c'est vraiment désolant aujourd'hui que ñuy assister à ci lu mel nii. trop même comme ni nga ko waxee ñu nekk bitim réew heure bu ñu wootee dañ ne xanaa yéen dee rey rek doy na waar daal Rose. waa Aïcha li moom defe naa kenn rafetlu ko ñëpp a koy ñaawlu démb ñu ngi doon waxtaanee lii di forum national sur la paix li ni mel am boo xoolee ñaari fanu yàlla fii ci Sénégal ñu ngi nemmeeku ay xeetu violence yoo xamante ni ay ndaw dong ñoo koy def ci ay bërëb yoo xamante ni dañ ko defar pour ay jongante am mais lépp ci rek ñu dab seen bànneex parce que boo xoolee loisir dafa bokk ci activités yi nga xamante ni jeunesse bi war na ko mën a am et c'est vraiment déplorable reewande ni ko ba Aïda waxee rek lañ ci gis indiscipline totale rien ne justifie li nga xamante ni dañ ko def démb tey ay jongante ci kaf ak fooree blessé sax waru ci am ba ay bakken di ci rot et am na ci image yoo xamante ni boo ko gisee danga naan non lii mënul nekk nawetaan rek mais tey il faut ñu waxante dëgg violence ci biir nawetaan du tey lañ ko nemmeeku yàgg nañ ko nemmeeku et defe naa demoon nañ ba andi woon fi sax ay sanctions ci yenn ASC yi bu yëf yi daan déraper du ñu fàtte aussi li xewoon fii nga xamante ni mooy stade Demba Diop bi nga xamante ni waa Mbour ñëwoon nañ fa gis nañ indiscipline bi li mu juróon foofu donc mu mel ni ñun ba tey jëleewuñu ay leçons ci li nga xamante ni mu ngi dal suñu kaw boobu it am na bakken bu faroot donc c'est suñu demee ba nga xamante ni jongante yi mu ngi andi yenn ñaawteef yi ba ay bakken di ci rot est-ce que jarati na ko c'est la question que tout le monde se pose actuellement et je pense que il faut que ñu jël ay sanctions yu sévères teg ko ci ñi nga xamante ni ñooy amee lii parce que vidéo yaa ngi circuler on peut identifier beaucoup de jeunes ñuy saccager li nga xamante ni mooy stade bi beaucoup de jeunes ñuy inciter à la violence et démb lii ñëpp a ko déplorer parce que quoi qu'on puisse dire vraiment Sénégal mérité wul lii rawatina Rufisque mérité wul lii yi yàq pour lan en fait terre bi lu seen yoon xaw ma ko ba ci terrain bi ay dal lan moo tax ñuy lakk ay gazon lu seen yoon non mais quand même xeex c'est de l'indiscipline abjecte total indéfini kenn xamul lan la kenn xamul te su ma juumulee ñoom ñiy def jëf ji defoon nañ fi violation bañ a aj leen donc ajoon nañ leen pourquoi ñu ajji leen ngeen war a wane bon exemple di def jëf yi ni mel vraiment c'est pas beau ci image du Sénégal ma ñoon c'est pas beau ci image du Sénégal parce que quand même li nga xam te ni xew na démb ci Tëngéej dañuy commencer par nakarlu ko dénoncer ko ñaawlu ko parce que rafetul ci image du Sénégal pourquoi nawetaan dafa amoon benn taarix fii ci réew Sénégal moo di association culturelle yuy booloo di dajaloo di fexe seen gox ba ñu nekk ambiance di fa mënti am nit ñi di épanouir waaye tamit di mën a tiisante ay relation ci seen biir maanaam fasante ay kóllëre ba peut-être lu bëree bëri judd ci bu njëkk loolu moo amoon mais jamono ji ñu toll nii dañu dem ba nga xam te ni wàllum nawetaan dafa jaxasoo pourquoi dafa jaxasoo déjà fii ci Sénégal boo xoolee bu baax a baax ci ñi ko jiite rek ça pose problème tey jii nii ñu ngi naan la nawetaanu Sénégal ñaari parti la dafa am parti bu nga xam te nii kii la ñu faral am parti bu nga xam te nii kii la ñu faral déjà ci ñi ko jiite rek gestion bi ça pose problème maintenant ñu doog a ñëw ci li nga xam te ni moom moo nekk wàllum indiscipline bi nga xam te nii indiscipline notoire la bu nga xam te ni Sénégal fii bés bu yàlla sàkk dafay gën di law te ñun xamuñ kañ lay jeex kañ lay arrêté ak fan luy jëm ak indiscipline bi nga xam te moo fi am parce que man mënuma comprendre nawetaan ñu def ko ngeen di pour foo ngeen nekk fii di def jëf ju ñaaw ji démb lan moo waral problème bi da ngay football ak sa moroom ñu daal di lay gagné dañ laa gagné wala ne yow doo dañu dugal but non waaw très bien dañu dugal but nga ne man mi duñ ma dugal but pour lan te nga dem jongante ji te mu nekk fair play nekk sport yow nga ne kenn du la gagné wala kenn du la dugal but pour lan moo tax loolu lan mooy ndey loolu noonu
Sénégal dama jàpp ne il faut que ñu tamit bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ne nii moom moo am ci biir réew mi gis nga autorités yi dañuy seetaan lu nga xamante ne nii je pense bien que ne il faudra que ñuy jël ay daan c'est bien problème yi bu amee ñu ne bon on va arrêter les nawetaan parce que mais ajandi de on annule. waaw on annule mais est-ce que jarutoon avant lii di am nga prévoir ko quand même mais ba bàyyi ba à chaque fois saa su ne Sénégal on a l'impression que foofu problème am rek ñu doog a jël ay mesures. il faut problème am ñu doog a jël ay mesures. pour lan barke Demba Ndiaye Rose mi wax na ko fi. 9 personnes ñoo gaañu ci stade Demba Diop bii nii peut-être contexte yi bokkul fële dal affrontement moo am dal bi daanu. dafa tey dal bi même chose moo waddal dal lan moo ko provoqué mooy violence bi. donc indiscipline bi dafay ñëwaat ba tey ci li nga xam te ni moom moo nekk ci wàllu mouvement nawetaan yi fii ci réew Sénégal. je pense bien que coupe du Sénégal la woon. coupe du Sénégal très bien. Aïda waxaat na ko aussi fële ca géej waaye gis nga dogal yi nga xam te ne jël nañ ko fa. donc man dama jàpp ne tey jii ñi nga xam te ne ñoo ko def vidéo yaa ngi ni leer na naññ. gars yi koy xam il faudra que ñu jël ay sanctions yu métti. teg ko ci seen kaw su ko defee. li ni mel dootul amati. parce que man dama xamul ci Sénégal fu ñu jëm. bu ñu doon dégg nawetaan c'est les 3 mois de vacances. léegi da ngay gis xale yi seen jàng yàqu na. nawetaan jeunesse bi violent nañ. nekkatul vacances mais nawetaan sax ban sens la am sax. non jamono ji ñu toll nii ñoom c'était les 3 mois de vacances. waaw d'accord occupé mais léegi ba léegi nii la nawetaan di commencé. ba léegi nawetaan mu ngi am. pour lan moo tax nawetaan yi arrêté wuñ ko woon bu yàgg ak aussi lan la nawetaan di jëriñ fii Sénégal. non bu njëkk boo xoolee daan na rataxal diggante yi daan na neexal non bu njëkk nga wax dama ne jamono ji ñu toll nii ban njëriñ la am fii ni Sénégal même rataxal diggante yi sax maanaam gis nga jamono ji ñu toll nii bu ñu naxante li ñuy def nii moo amul sens gis nawetaan yi bu paree coupe yi ay 300 000 la ci équipe yi am lii ci sëriñ si la dem lii dem ci président ODCAV bi président mouvement nawetaan ñu ci des duñ ci am ñaar dërëm amul benn njëriñ tout ça malheureux bañoon mooy ñàkk gëmande yàlla biy ñëwaat pourquoi match bi jeexagul dara amul bii moo dugg yaa certains qui disent que sëriñ bi neewoon na leen bu buy duggee match ba jeex na et après tu est-ce que yaa ngi gis mentalité bi fu mu toll ak violence niveau de violence bi fu mu toll avec des jeunes yow amuloo dara looy def xeexal bu la ne meral pourquoi ngay taal ay gazon pourquoi ngay yàq ay terre pourquoi payaasay le terre qu'est-ce que le terre t'a fait maanaam si biir réew mi dafa am ay ndaw yoo nga xam te ne ñoom man dama xamul fan lañ juddoo ñoom ak ban xel la ñuy doxee ci biir réew mi maanaam doo comprendre ñoom bëgguñu maanaam développement seen réew xanaa parce que man mënu ma comprendre ay da wax na ko léegi infrastructure yi ngay gis nii Sénégal dañ koy toog naan nañu tabax ay stade di xas autorités yi di leen ngalandu bi bu paree yàggul yaa ngi dégg mais déjà defar nañ ko pareegul ñu investir si ay millions yu nga xam te nii suñu koppar la nga jëlaat ko di ko taal ñii am nekk ay golo yu nga xam te nii jël ay xeer ci taxaw ca kaw miir ba di xaañ train express régional bi di ko toj lu ci yoonam lan ñii profité ci ay sa jàmm yor téléphone am génn di dem ay yitteem yi nga xam te yoonam nekk si nga kar ko nangu saagam maanaam Sénégal léegi jamono ji dama comprendre mo exactement réew mi fan la nekk te il faudra que nag gis nga Macky Sall moo nga nee naan def ay forum de la paix xaw ma réewam mi amul paix wala muy def ay forum de la paix en Afrique je pense que am na lu mu xam te ne moom war a régler dama yàlla jéggal xoolal lii c'est quelque chose moom tamit man dama jàpp ne il faudra que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax parce que lii ça n'encourage pas non seulement les autorités mais nit ñi ñuy investir ci wàllum sport fii Sénégal ndax barke Demba Ndiaye la arène bi andi lii lamb ji andi lii gis naa vidéo boobu kooku di occasionné wu ci nit ñi ni ñuy rombee mu jël alalu jàmbur transport bi keroog ba ñu grévé ci mbedd mi nit ñi kenn sañatul génn ñuy violenté nit ñi ci mbedd di leen dóor di nangu seen alal la jeunesse sénégalaise est devenue violente pourquoi posons-nous cette question parce que ñun suñuy njiit tamit discipliné wuñu tey ci yenn autorités yi booy xool tey jii booy xool lan lañ jàngal xale yi lu leen metti dem leen ngeen toj dem leen ngeen yàq dem leen ngeen rayante dem leen ngeen dóorante ñoom ñooy yar suñu ndaw yi ci violence kan moo leen dégg ñu wax ci lii xew nous n'avons pas entendu tey jii benn autorité boo xamante ni bu dul ministère des sports wala boog ñi féetee ci li nga xamante ni moom moo di tàggat yaram bi wax ci mais lii aussi ça mérite ñu dénoncer ko ça mérite tam ñu rappeler à l'ordre à cette jeunesse bi nga xamante ni mi ngi dem ci loo xamante ni kenn xamul lan la pourquoi nos politiciens ñoom li leen intéressé chaque jour mooy la politique et utiliser cette jeunesse jàngal leen li nga xamante ni moom moo di yàq te wanuñu leen tey jii booy yàq fan nga war a yem booy wane sa naqar nan nga koy defee
ak nii nga koy defee on a vu ci mois de mars bi nee nañ amuñu liggéey amuñu lii on a compris cette jeunesse mais tey jii ba ñu génnee di becc seen nakar ñaata la ñu perte ci ay millions. Nous avons perdu des investisseurs. wax nañu tam joxe nañu seen raison mais dem nañ ba yàqal koo xamante ni Rose moom moo defoon taabalam bu ndaw du ci suturlu ndaw yi yàq loolu yépp toog nañ ay semaines yoo xamante ni mënuñu dem mënuñu dicte ñun tey dañu yàq suñu jeunesse bi te lu njëkk njaag que muy pouvoir que muy opposition ñoom ñooy jàkk parce que ñoom ñoom ñoo ko def man nag Aïda man dama naan loolu aussi c'est bien que ne souvent ndaw ñi dañuy gis quand même yenn comportement yenn ci leader politique ñu koy copier mais am na yenn ñu nga xam te ne man damay jël politiciens yi teg leen nële jël mbir mi jox ko ñoom ndaw ñi seen bopp parce que ñoom ñooy idolu ndaw ñi ñoom ñoo war a wane un bon exemple ci seen i comportement moo xam seen i discours parce que violence aussi ci kaddu lay tàmbalee doog a ñëw ci violence physique mais am na ci yenn violence yi nga xam ne ndaw ñi ñu ngi koy def jamono ji ñu toll nii man dama jàpp ne jëlewuñ ko ci ma Samba jëlewuñ ko ci ma Demba ñoom ñoo bëgg a bon seen bonu bopp ñoom ñoo reewaane seen bopp ñoom la seen i waajur yaruñu carrément parce que yenn saa yi aussi boo amee benn éducation bi nii am na lu nga xam te ni doo ko def mais dañuy gis ne léegi de plus en plus que ne Sénégal fii ndaw ñi yaruñu leen parce que quoi qu'on puisse dire ki ñu yar nga jàng xam doo def yenn affaires yi nii il faudra que aussi ñu gën a xoolaat suñu système bi wàllum njàng meeg njàngale mi fexe xale yi bu dugg école xale bu juddooti ba toll si wàllum dugg école ñu fexe far force ñu la yóbboo ci école bi nga jàng waaye de boo jàngee ngay jàng nan nga war a mën a respecter le bien public nawetaan bi ñaata jàngale yàq mais université dañuy taxaw di dóor seen ñi leen di jàngal ñu dem ci école yi ñaata kaa ba enseignants yi doon grève cette année baa ngi ni fin d'année bi kenn du ko fàtte en fait dañuy accuser les parents parfois mais parents yi dinañ yar def seen kéem kattan bu ñu génnee ab seen yoonu bopp man fi ma doon waxee moom moo di autorité lan moo leen teree ñu bind communiqué ñiy génn dénoncer mais quand il s'agit de la politique dañuy wax bu doomu Sénégal yi di dee kenn du wax nous avons eu 14 morts yoo xamante ni dee nañ ba léegi si ñuy ut loo xamante ni mooy leeral mbir mi amuñu lu leer aujourd'hui on assiste ak ci li nga xamante ni àdduna wërngal këpp ñu ngi koy ŋàññ on les entend pas nañu dimbali nit ñi ci ñu redresser waat la jeunesse sénégalaise parce que kat wan ma sa jeunesse su tey ma wan la sa magi ëllëg donc il faut que ñu jàppale nit ñi jàppale parents yi aussi parce que ndaw ñi ñoom la ñu topp actuellement nañu dimbali nit ñi malheur bi Babacar mooy tey ñi nekk ci kaw ban image ñu am Sénégal koo waxal téléphone mu nekk à l'étranger waaye violence de waaye rayante bi waaye en fait ban image la ñuy yóbbu suñu Sénégal bi c'est malheureux dafa mujjee nekk suñu quotidien parce que démb làmb ja la woon ñu xëy la lendemain mu nekk ci football ba donc Sénégal dem ba àbbu yoon boo xamante ni la ñu daan faral di gis presque ay at wala ñu koy faral di gis benn yoon ci biir at mi moom mujjee nekk léegi le quotidien ça montre qu'on n'est pas sportif après léegi nag ngay posé waat question fan la ëllëg bi jëm ña nekk ci diwaanu Tugal ñooñu ëpp gën ñu fuuf ci lu jëm ci wàllum tàggat yaram ak nañ koy doxalee bu dee ci wàllum koppar la ñooñu ci sut fuuf bu dee question de mobilisation ci wàllum ressources humaines ñooñu ci ëppale même bu dee ci wàllum compétition la ñooñu ci sut et tu vois pourtant ay supporters yoo xam ne dañuy bàyyi ko des kilomètres ci beneen réew ñëw ci beneen réew pour di fa supporter benn équipe mais n'empêche dañuy def seen kéem kattan ba bu match yi jeexee dañuy àndandoo seen biir sax dem ñibbi Sénégal bi nga xam ne dañu ne réewum teranga la muy dajale presque ay nit ci benn gox bu ngeen dëkk ay nit di fa nekk ay jogante di fa am ay jafe-jafe di fa judd ndax nit ñi ñu ngi calculer parfois lan moo ci si nit ki yeewu ci doom bu mu jur mu nekk bànneex ci moom lool nga xëy yeewu tegatoo ko ay gët ndax lan ay doomu aadama fompal nañ la ko yóbbu ko ci anam boo xam ne kenn mënu ko natable est-ce que xam nañu état bu Sénégal lu muy daj ci bu fekkee ay millions la mën a génne ci suñu ay gafak ñi am ay problème mu ceeb di am ay problème mu dëwlin di am ay problème mu yeneen ak yeneen mu jël ko ne naa ko def ci wàllum infrastructure parce que sama ndaw soxla nañ ko parce que foofu la ñu mën a demee am li nga xam ne moo di divertissement wala ay loisir ak yeneen ak yeneen calcul boobu yëpp bu fekkente ni kenn ku ci nekk defu ko ci xelam c'est parce que yow sa jëmmi bopp am na loo xamante ni des nga koo am ci wàllum yéene ak ci wàllum gëm-gëm ci sa réew c'est-à-dire jeunesse sénégalaise moo dem ba c'est-à-dire manque d'espoir indiscipline manque de considération ak tamit ñàkk a wekk sa bopp ak ñàkk a nawloo sa bopp loolu moo faral di gën di dox ci suñu ndaw ñi léegi nag loolu day law nag di yéeg ci ay branche lay nekk moo tax Aïda mu ngi wax sànq man je pense que ni ça n'a aucun sens sax que les autorités wala keneen di génn sax def communiqué ça change rien du tout quel que soit alpha taxawaay boo mënti jël sax bindal ba dee waxal ba dee ça change rien du tout xamal la jeunesse sénégalaise àbb na benn yoon boo xam ne bàyyi ko fileeg ay at te gis nga lii nii
nañu bàyyi xel bu baax a baax di xam ne ni nuyoo la. tant que ñu koy gis c'est-à-dire ci mag ñi non, Babacar problème waxuma la bi- barki non, dee non, boo jaay non, xamalal la. barki dee Nuyoo boo bi jaay ñëw ci la. gis magum jëmm toog nañ taal li tax may la nuyoo la Donc- mooy que ne li tax may la nuyoo la ñoom ñi nekk ay autorité ce qui s'est passé en 2017 fan la mujj lan la ñuy waxoon bi mbir mi amee ñiy xët-xëti kenn ku ci nekk di génn noonu lii ak lii la ñuy def lii ak lii la ñuy jël hier également qu'est-ce qui s'est passé suspendre immédiatement ils sont dans l'obligation de le faire enquête dinañ ko ibbi loolu la ñuy wax fan lay mujj arène nationale la fa amoon ba arène bi ñu yàq ko damm ay chaise def ak yeneen ak yeneen waxu ñoon enquête da ibbeeku fan la mujj absolument rien du tout et à chaque fois bu ñuy waxee li ñuy dellu si waat mooy que ni nangam ak nangam bi waru fi am nangam ak nangam waru fi am c'est-à-dire que dañuy toll foo xam ne nekkatul ñuy éveiller les consciences parce que du conscience yi la ñuy éveiller nit koo xam ne dem na ba am tolluwaay bu toll ni lay ne ci biir koñam ak li ne ci biir këram pour mu yàq su ko sax sa nekkutul problème mais ndaw bi ne di jaay dooleem foofu pour dimbale askanam ci genn wet keneen ki nga xam ne moom tam dafay génn parce que dem na tàggati yaram pour am lu mu yóbbu biir këram mais ñooñu ñëpp ngay boole di salfaañe di yàq di rey alors qu'ils n'ont rien à voir ak ce qui se passe nga dem ba am jeunesse boo xamante ni moom c'est-à-dire ki war a yóotu pour ëllëg mu ngi delloo ginnaaw mais yóbbul ko pour kanam après léegi ñu ne les autorités nangam ak nangam les autorités nangam ak nangam c'est parce que kenn ku ci nekk dañ lay fekk ci li nga bëgg la jeunesse sénégalaise moom moo bëgg wàllum incitation moom moo bëgg lu jëm ci wàllum xeex moom moo bëgg ci wàllum defante alors tey ku ci nekk boo xoolaatul sa bopp dara du changer léppay taxaw fi mu nekk nag bu dee nag li raam ci ñag ba la jëm jàpp naa ne mu ngi ci buntu bi fi mu toll nii ci buntu bi la nekk te force ñu dugg ci non ubbi nañ ko ba pare te force mu dugg li raam dina dugg ci biir ñag bi su paree nag beneen tolluwaay bi muy amee ci loolu moo jot a xool et ça démb jëm ñaata la ñu waxoon juróom-ñett démb ñu ngi wax ne ñaar moo amaale fi mu toll nii 9 juróom-ñeent nañ xaar beneen fukk ak ñeent amoon na ci mois de mars dinañ demaat beneen moment boo xamante ni lu ëpp téeméer dina am parce que Sénégal moom moo woote yoon boobu te loolu moom moo war a ñëw ci kanam te loolu pour ñu mën koo bañ nag kenn ku ci ne du ay question autorité wala du ay question ndey ak baay ku ci ne da ngay xam sa bopp xam lan nga bëgg parce que sa biir kër la fay dugg ak la fay nekk yow yaa koy wutal sa bopp bu ceeb chéré bu dëwlin chéré ñëpp am problème ne état bu Sénégal na ci jàpp mais yàq yar bu amee ñan ñoo ci war a jàpp kenn ku ci nekk na nga xoolaat sa bopp après nag ñu passé ci leneen nag mais tant que ñu ngi koy abbee nii suñu ministère Bakar ñuy jëriñ suñu ministère de l'intérieur lan nañ ñuy jëriñ amul benn tey boo ko xoolee bu baax a baax tey boo ko xoolee bu baax a baax taxawaay yi ñi am tey nee nañ ay commissariat ay nangam lépp mu ngi ci biir koñ yi mais xam lan la nit ñu nekkul nit ñoo neexul a sàmm Aïda on a un problème ñoo respecté wul nit ñu nekkul nit da nga yóbbu plus de 200 policiers ci benn bërëb ñi dem fa dañuy romb ay ndaw di waxtaan ak ñoom bëgg a sekko ñoom jàmm sax ndaw ñi di leen manqué respect di leen saaga di leen traité n'importe quoi après léegi loolu nag da ngay dem ba des policiers bu fekkee maintenir de l'ordre moo leen di tax a jóg am na yoo xam ne mënoo koy parce que défaillance lay nekk ci li nga xam ne mooy sécurité da ngay dem ba causer problème exactement léegi nag mooy que ni échec bi yàlla si deuxième d'accord bismillah lu yàlla xam doy na mais daal en tout cas li leer bëri mooy que lu nekk na xoolaat sa bopp ay ci caam donc beneen bi moom tamit ñu ngi wax ci wàllum violence wax ci wàllum politique mais Sénégal heure boo yeewoo gis lu gën a pire la nga xam ne mu ngay xew lu gën a pire